mbokk ñi teewlu ci Jàllale TV daleen ak jàmm. activiste bi di Guy Marius Sagna mi ngi daal di nag génn ni ki démb ci dimanche bi jàkkaarloo taskatu xibaar yi ginnaaw bañ ko tegee woon loxo ca prison bu Ziguinchor jamono biñ ko libéré nag daal dina dellu siwaat ci ay révélation yu doy waar. moom Guy Marius Sagna daal dina xamle ni foofee ay cas de torture lañ fa daal di nemmeeku, violation yu grave yoo xam ne ñu ngi ko tekk ci droit de l'homme. ni ni mel nag nee na mi ngi cay joxoñ baaramu tuuma njiite réew mi Macky Sall. nee na moom dong mooy responsable bi ci acte de barbarie yi nga xam ne moom lañ doon dund ci kaso boobee. ci révélation yi muy def ba tey moom Guy Marius Sagna daal dina xamle ni 36 personnes ñu jàppoon 34 yi laataa ñoo dugg ca kaso ba dañ leen a futti ba ñu set wecc. muy xamle ba tey ne lu gën a pire loolu moo di dañ leen daal di pompeloo ay pompe yu yàgg yoo xamante ni laataa rek ñu leen dugal ci kaso bi loolee lañ leen daal di def. ñu bëri ci ñoom dañoo dem ba noyyi sax mënatuñ ko mu doon loo xamante ni Guy Marius Sagna mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax. muy wëyal ci ay révélation moom Guy Marius Sagna xam le ni nag gendarme bi dañoo daal di jàpp rek ne manifestant yi comme ay mala lañ leen def. teg leen ay nattu yu doy waar laataa rek ñoo leen daal di emprisonné. moom nag nee na acte yooyee mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax gendarmerie bi léegi jamono yi dañ koo def comme ay voyou, dañuy jàpp nit ñi di leen xoxatal te loolee yëpp dëppoowut ak yoona. nee na nag réalité yi bu ngeen duggul ci yooyu les gendarmerie du ngeen ko xam ndax ñoom dañ leen di jàppee comme ay bandits te ay nit lañ nekk ci dëkk bi nekk ay patriotes te di xeex loo xamante ni bokk na ci seen droit. nee na nag ci ay violation yi ni mel nee na lépp mi ngi dëppoo ak violation grave ci droit de l'homme. activiste bi di fàttali ni directement joxoñ baaraamu tuuma njiite réew mi Macky Sall xam le ni ko ni mel ñoom duñ ko nangooti foofee ca dëkk ba di Ziguinchor. namatuñu gis benn yoon keneen ku mel ni Idrissa Goudiaby ak ñeneen ni ñoñam ñu leen di faat ci ay manifestation rawatina ñu leen di torturer ci anam yu doy waar. jamono yi nag mi ngi ci interpellé ñëpp tey xam le ni rek seen combat wu bopp lañ koy def. ñu daal di àddu jëmale ci beneen xibaar ñeel élèves yi fare foofee ca lycée bu Yoff ñoom nag ginnaaw acte de vandalisme boobee ñu def wala sax ki nga xam ne moom moo daal di nekk seen proviseur moom dafa daal di déposé woon rek ak plainte contre X kiñ ci jotoon a teg loxo élève boobee santam nekk Dieye ni ki tey nag ci altine gi ci lañ koy daal di déféré. di fàttali ni ñoom élèves yi dañoo daal di doon fete rek li jëm seen ndorteelu vacances mooy grande vacances scolaires yi jàpp seen lycée boobee di Ousmane Sembène daal di koy saccagé lépp loo xamante ni mooy table banc ak matériel de bureau dañ koo daal di yàkkate ba mu yàqu yaxeet. desatina ay matériel yoo xam ne matériel informatique la lépp itam dañ koo daal di endommagé mu doon loo xamante ni waa procureur baak ay ñi fare ci boobule école administration bi ñoom ñëpp daal di nañ ko ñaawlu. ginnaaw gi procureur bi daal di doxalee ni mel ñu daal di koy rek déféré ni ki tey ci altine gi. loolee yëpp suñu ñoon ñi fare ci libération ñu ngi ciy dellu siwaat bu baax. am na ci nag yeneen élèves yoo xamante ni bokk nañ ci mise en cause yi mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy topp ci wàllu ni mel ñu ngi leen di seet ab recherche daal dinañ ko ci génnee ngir ñoom ñëpp ñu daal di leen mettre en détention teg leen loxo waaye itam atte leen ci li ni mel. kiñ ci jàpp nag ba fas yéene koo defeere ni ki tey ci altine gi ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom-ñett maanaam 18 ans la am moom moomee liñ koy toppee jamono yi bokk na ci destruction de biens publics maanaam yàq ay matériel yoo xamante ni ñëpp ci am wàll mbiru public la. moom nag dañ koo daal di rek boo maywul placé mandat de dépôt loolee mooy risque yi nga xamante ni moom moo ko ciy fekk ni ki tey dañ xam lu cay tukkee ci boobule attep élève bi ñu daal di tuppee Dieye. ci beneen boor ba ki nga xam ne nag mooy jëwrin bu gàllool wàllub éducation du ministère ba yëpp ñoom nag daal di nañ si wala communiqué di xam ne ni ñu ngi ñaawlu acte yi nga xam ne moom la élèves yi daal di def. loolee nag ñoom jàpp nañ lépp mi ngi dëppoo ak acte de vandalisme. ci ab communiqué nag ministère bi dafa daal di rek daan élève bi nga xam ne ni ki tey lañ koy daal di déféré ni mu ko defee moo di dafa daal di siiwal bépp information boo xam ne information personnelle la ci élève bi ñu jàpp ndax anam gi nga xamante ni ñaawloo nañ ko mbir bu ñu duppee indiscipline. jëwriñ bi nag daal dina xam le ni lépp lu dëppook ni mel mu fare ci école yi dinañ ko daal di daan topp ko. ñeneen ñi nag ñu ngi leen di recherche jamono yi te même acte wala sax daan bi ñu daan ki nga xamante ni moo di Dieye ni mel lañuy daal di dundu. waaye nag ginnaaw poste boobee mu def siiwal élève bi ak lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu information personnelle am dafa mel ni rek lu mu rëccu la bu baax a baax ndax bu ñu sukkandikoo ci suñu ñooñ moom boobule poste Mamadou Talla rek daf ko daal di supprimer ci muram ndax anam gi nga xam ne noonu la gisee élèves yi di wëyalee ci école yi te dëppoowul ak yoon dëppoowut ak yar itam.
waaye nag terewul benn yoon ñoom nee nañ lépp loo xam ne moo jëm ci poursuite duñ ko bàyyi, dañ koy wëyal bu baax. ci wàllub yoon lañuy wëyal ba tey addu jëmale ci détention ki nga xam ne moo di Cheikh Oumar Diagne ñu koy toppee lu jëm ci diffamation ak injure bu ñu sukkandikoo nag ci suñuy ñooñ yi fare ci Les Échos daal dinañ dellu siwaat ci li tax muy desandi ci kaso ba tey ndaxte magistrat bi bëggul wala sax namul benn yoon daal di koy interroger ci fond wu dossier bi. motif bu mu joxe moo di moom yorul originalité dossier bi ni mel moo tax jamono yi lépp loo xamante ni mooy chambre d'accusation munu ci àddu jëmale ba ci auditionné ki nga xamante ni moo di Cheikh Oumar Diagne mu doon loo xam ne moom la magistrat bi daal di indi comme motif maanaam firndeer si li tax Cheikh Oumar Diagne depuis 3 mois caabi daal di koy féetee ginnaaw te kenn mënu ko ñuy xamle ba tey ne ci mbirub Cheikh Oumar Diagne bi dossier bi jamono yi ci chambre d'accusation la nekk ba tey kenn jëlee ko foofu ngir koy daal di wëyal ngir moom ci jëm boppam mi ñu topp ñu daal di koy auditionné ci fond wu dossier bi jamono yi nag bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom la loi bi wax ndem rek dossier bi ni mel delloosiwul ci niveau 2e cabinet audition ci fond bi mënuta am te ñu war cee déglu ki nga xam ne moom lañ joxoñ baaraamu tuuma di Cheikh Oumar Diagne. moom moomee sax Cheikh Oumar Diagne jotoon naa rek daal di dem ci juridiction bi ngir mu daal di leen wax rek ñu teggi lépp loo xamante ni ne wala sax mu daal di annuler procédure bi ni mel waaye loolee mel na ni amul suite maanaam dara tukkeew ci demande bi nga xam ne moom la dugal ngir ñu daal di koy bañ a topp ci bile procédure. jamono yi nag moom Cheikh Oumar Diagne dafay daal di desandi ci kaso bi laata rek ñuy ñëw ci audition am jëm ci fond wu dossier bi loolee nag soo mayul tamit avocat am ci diggante bi dinañ daal di jébbal ak demande liberté provisoire ndéem rek yoon daal dina ko may. di fàttali ni ba tey moom Cheikh Oumar Diagne ñu ngi ko tegoon loxo 7 avril bi ñu génn li waral li ni mel nag ab plainte la boo xam ne Djibril War moo ko daal di déposé di ko toppee ci ay kàddu yoo xam ne moom Cheikh Oumar Diagne daal dina ko yëkkati ci benn plateau télévision doon xamle ni lu toll ci 13 députés membres parlementaires bokk nañ ci For Global Action nekk organisation boo xam ne day protéger di jàppal mbagg ñu ñu duppee waa LGBTI ñooñu nga xam ne dañuy yëngu ci wàllub ñaari tur yi waaye itam da cee daal di joxoñ baaraamu tuuma kii di maître Djibril War tax nag ñu daal di koy toppee li jëm ci diffamation ak injure loolu nag tax yoon daal di koy teg loxo jamono yi dossier am mi ngi ci chambre d'accusation ba tey adduwuñ ci jëmale wala audition am jëm ci wàllub audition au fond comme niñ koy duppee dara amu ca jamono yi moom Cheikh Oumar Diagne dafay daal di xaarandi rek li tukkee ci mbir mi ni mel ndax dina dem niveau 2 ngir rek ñu daal di koy auditionné ci fond wu dossier bi li ni mel nag la magistrat yi daal di xamle ci lu ñeel liñ koy toppee mbokk ñuy teewlu si Jàllale TV fii la ñuy taxawandeeg yéen jaajëfal leen bu baax si teewlu bi di leen fàttali ngeen abonné ba si cloche de notification bi ngir dara bañ leen a rëccu ci suñu programme